voilà soo leen bëggee tamit nekk suñu auditeur VIP woote leen si 88 628 99 90 maa ngi tudd Al ki toog nii sama wet tudd Seydina Omar ngeen déggoon ko léegi si horoscope bi si kàllaamay Kocc li xew tey fii si King FM 99.4 Seydina na nga def. maa ngi fi Al. yaa ngi si jàmm waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax. alors li xew tey lan la. li xew tey doy na waar. mandite gi ne ci dëkk bi. mi ngi bëgg a jéggi dayo nag mi ngi bëgg a ëpp. parce que bu ñu demee ba xale yi di jënd ay xeetu sàngara. ci ay ñaar fukk ay ñeent fukk. di dem ba mandi ba tàggoog seen sago bay rey ay nit. ay xale comme ñoom. ñi nga xam ne ñooy jeunesse su réew mi. nga mandi dem rey jeune comme yow. ki nga xam ne war na yow nanguwoo tekki dara ci dëkk bi ba féetewoo mandi. ki nga xam ne mi ngi dem di liggéey. moom bëggul dara dëkk bi mais bu ko rey. doy na muy lu xew loo xam ne lu extra jël bakkanu nit dafa doy waar jël bakkanu nit et puis ci loo xam ne yow boo demee ba mandité gi res Al da nga koy rëccu. da nga koy rëccu parce que da ngay ne lan moo tax ma def. fekk yoon teg na la loxo bu yàgg. da lay teg loxo et puis am na yenn xeetu rey yoo xam ne nga mandi nga licite ak loo ma def boo ko defee rek yoon ni muy dalee sa kaw dafay métti. dafa sadique préméditation. il faut mandité oh là là Al sàngara si nañ ko ba nañ bàyyi mandité bi. nañ réglementé bu dee am na ñoo xam ne parce que tamit liberté la gaa ku mu neex nga xool nga mandi sa mandi kooku moom am nga ci droit mais boo mandee demal nga toog sa biir néeg nga mandi fa nga tëdd nga nelaw loolu kenn am sa mais kantaan nag mandi génn ci dëkk bi vraiment nag di turbale loolu xel mënu ko nangu parce que tamit xam nga dañ naan comme ni nga ko waxee sànq dafa am lu am solo sax dañu nekk si dëkk boo xam dafa am liberté am nga droit jënd sa vin sa bière wala sa whisky mais da nga koy naan sa biir kër sooy màndi nga màndi sa biir kër kenn du la xamal mais soo xasee ba génn si mbedd bi tasante ak ay nit sa ñàkk lucidité boobu wala sa mandité boobu dafay dëppook ak yoon parce que da ngay am comportement yoo xam ne du ànd ak sa sago di nga saaga ko warul saaga di nga dóor ko warul dóor di nga daanu di nga toroxal sa bopp nit ñi duñ la nawlooti mais day doy waar daal. non mais et puis leneen li gën a gaaw parce que dañuy faral di wax nga ne sa liberté. comme liberté bi nga wax d'accord mais sa liberté mi ngi yem Al fi sama bos commencé. absolument mooy sëkk. oui yow sa liberté. mi ngi yem fi sama bos commencé. parce que tey boo ñëwee mandi am nga ci liberté mais bu ma sonal. bu ma fat. c'est vrai mais mandité bi léegi bu ñu xoolee commencé na jéggi day parce que bu ñu demee bay wax ne. ñi ngi def ci benn koñ benn gox rek ñu ne ñi ngi fay recenser lu toll ci 400 baar. waaw te Thioro Mara war si ñëwaat bu baax a baax. loolu def investigation mais loolu Al loolu dafa yéeme. dafa doy waar te xoolal foofu lañ xam am na yeneen. sans compter yu clando yi nga xam ne ci biir kër yi la. clando yi nga xam ne ci biir kër parce que pour walla ne sàngara baaxul Al xoolal jaaykatu sàngara yi nekk ci koñ dañuy jël ay weñ dañuy jël teg ko ci kanam. ba nga xam ne grillage yi yow doo yegg si. yow boo ñëwee sàngara yow da ngay ñëw taxaw fu sori. dugg donc boo mandee moom grillage am lay na karab yaa weñ yi ngeen di xeex. absolument te xam nga dafa am benn affaire bu am solo c'est-à-dire que fi mandi bi di jógee c'est-à-dire que mën nga nekk ak sa papa ak sa yaay parce que comme ni ñu koy waxee rek xale si ay parents wala si entourage am lay royee. mun nga nekk papa di naan vin sa doom di la gis nga koy naan wala ngay naan lu ko sudul noonu di tërëf yenn saa di dóor yaayam wala ko di ko def loo xam ne dafa doy waar. xale bi su waxee nga violenté ko dóor ko wala nga wax ko saaga ko ba finalement day dem ba du amati sax du wóolootu sax boppam. am na ñoo xam ne dañu naan sangara parce que dañu bëgg am fit. mooy ñiy agressé. am na ñoo xam ne dañu naan sangara parce que dañu am naqar. am na ñoo xam ne dañu naan sangara parce que dañ ko bëgg a naan parce que c'est normal et tout duñu màndi parce que dañu maîtriser seen bopp si loolu. am na ñoo xam ni dañ koy naan parce que dañu bëgg fàtte. moo tax ñun essayé wu ñu trouver benn justificatif si ñi mandi wala ñi naan sàngara non mais lu ñu àndul rek mooy déjà Jakarta 100 francs la jar te président de la République du Sénégal jël na si watukaay bu wóor nee na bépp luy boisson bu méngoowul ak qualité bi nga xam ne ñoom validé wuñ ko au niveau du ministère du commerce ak yenn organe de contrôle yi ku ko fi jaay di nga dëppoo ay yoon te loolu yoon day daan da lay daan. te loolu sax bëggoon naa en fait ñu nekk en direct avec le président de l'association des Sénégalais de l'association des consommateurs mais xam naa dinañ waxtaan ak moom si loolu peut-être su si kanamee wala suba. mais il faut que ñu xam problème bi fan la jógee voilà loolu dafa am solo. mais laal nga ko da ngay nekk ci kër di naan vin mais est-ce que xam nga Al naankatu sàngara yu mag a mag du ñu màndi. est-ce que xam nga loolu ñu gérer. voilà xam nga màndikat yi dëgg sulaal yi dëgg. mooy ñi nga xam ne dañuy fayaa yi rek maanaam ma liirandoo yi
mais naankatu sàngara dëgg kooku du màndi. donc boo xoolee sàngara bu bon bi bu xesew bi ay toppet xam nga toppet. ñoom noo xamee toppet yow. mais yow dama dëkk ci dëkk bi mais al damaa dëkk ci dëkk bi al xam nga toppet. ñi ngi wax Jakarta. ñi ngi wax buñuk di wax kaju. maanaam ay xeetu sàngara yoo xam ne la bu beesee y a pas de souci mais bu demee ba fermenté wu da ngay gis nit ñëw di ko naan mais nekk ci mbedd bi di tërëf. loolu dafa nekk li nga xam ne wax nga ko fan la jóge ci kër yi. fan la jóge ci éducation de base bi nga xam ne dafa am mais fan la jóge également ci fréquentation xam nga tey jii bu ñu amee 4 personnes ñuy ànd. gis nga li xew tey mooy li ñu wax mooy li xew an montagne. xale bi nga xam ne dañ ko fekk ci buntu këram. mu taxaw yor portable am ñu ñëw saag ko ndey pour nangu téléphone am mu bañ ñu jam ko paaka. rey ko rendi. témoignage yi ñu wax maa ngi koy xool sànq nee nañ bu xale yi taxawee à 5 mètres xetu sangara bi day ubale kon mu mel ni ñooñu tey jii nii pourtant li gën a garaaw mooy dañu ne xam nañ leen ci koñ bi waaye dénoncé wuñ leen il a fallu que ñoom ñu def fi l'irréparable rey nit pour ñu commencer di wax ne xale yi xam nañ leen ci koñ bi lan moo tax dénoncé wuñ leen depuis. mais xam nga mooy li ma doon wax rek semaine passée man ak Lamine Samba dañ fi toogoon ma ne il faut que ñu wóoluwaat suñu homme de tenue il faut que ñu xam ne que soo demee boole police am na ñu xam ne dañu xarañ police dañ fi nekkal askan wi police dañ fi nekk pour kaaraange pour suñu sécurité des biens et des personnes ñoom rek nañu mën a dem boole nit pour que ñoom ñu jëlee seen i disposition pour ñëw jël nit kooku laaj ko lu tax muy def lii est-ce que dëppoo na ak yoon wala déet ak lan moo ci conséquences yi sur le plan pénal loolu il faut que ñu instaurer ko ak ñun ak suñu homme de tenue yi. et c'est important te nit ñi tamit bañ a ragal dénoncer. parce que suñu ragalee dénoncer ça veut dire que tooxi doon comme bi li am ni musiba bi dina dalaat nit ñi. mais bëri na fi al da ngay gis ñu ko et puis man maa ngi xaar auditeurs yi ci 88 628 99 90. waaw te ñu may leen 100 000 francs tamit. voilà déjà ñoom ñu woo ñu wax ñu lan lay xalaat parce que dafa nekk loo xam ne dafa commencé bëri ci koñ bi al da ngay gis nit nekk ci koñ bi di tux yamba di naan sàngara di taxawaalu ci biir koñ bi ñëpp xam ne diw sàngam mii nii vraiment nekkul ci yoon mais kenn du ko boole parce que xamul tax dañuy wax ne waajuram sama wóllëre la wala booy bi da koy suturaal léegi parce que imagine toi li xew tey yow ci biir koñ bi nga dëkk yow nga rey ko dëkk ci koñ kon ça veut dire que yaa ko tey c'est prémédité parce que xam nga ki ngay rey mais lan la mais ndox sa sago ak ndox sa sago voilà mu nekk loo xam ne waroon nañ koo lijjanti depuis bu yàgg mais defuñu ko homme de tenue yi aussi homme de tenue yi dañ leen di jaajëfal de dañ leen di jaajëfal mais luñ leen waxul lu ñu xamul mënuñu koo saafara mënuñu koo faj mënul nekk àll tey jii nii ki nga xam ne mi ngi nekk ci koñ def la ko sudul noonu homme de tenue bi bu doon romb foofu chaque jour di romb buntu kër gi chaque jour te xamul li xew ci buntu kër gi mënu koo deviner. te ñun tamit citoyen bi amuñu droit jël nit bu sàcc dóor ko ba mu dee wala gaañ ko wala quoi que ce soit non li ñu mën mooy téye ko yóbbu ko poste de police def liggéeyam parce que sinon dina ay dérapage. mais loi bi li mu wax dafa la dafa nul n'a le droit de se faire justice soi-même. absolument loolu kenn amul droit bi. mais da ngay gis des fois gars yi dañ lay def loo xam ne sa xol bi day naqari goo xam ne da nga koy bëgg a ray rek noppalu benn tellement day maîtrise mais xam nga li ñuy wax ne ñëpp mënuñu yem donc c'est un peu compliqué donc moo tax il faudra ñu xoolaat bu baax xool li ñuy defee et puis xale yi nañ jàngi métier nañ dem wuti lu ñu def am occupation bàyyi sàngara bi xam nga lu tax sàngara baaxul non seulement day détériorer sa santé da lay def loo njombe mais bu ñu la jàppee yóbbu la prison est-ce que xam nga àll ñi man di def lu xóol yëpp bu ñu leen yóbboo prison bu ñu fa defee 3 jours xam nga mante bi day res bu ñu demee devant le magistrat wala devant un juge bi dañuy wax ne ñi ngi rëccu ñi ngi koy regretter parce que ñu ngi koy regretter maanaam ñi ngi koy maanaam du seen teef. waaw je sais mais bon fekk ni ne que. le point déjà parti rey nañu nit doomu. xoolal imagine un gosse bu am 21 ans di dem mool di gëtt di dem géej di braver comme li ngay faral di wax suba si mool yi géej gi ak risques yi ci am. ak lépp li si am pour indi pour à 21 ans tu penses pour mun a am dara si kii yow ay jeunes yu mel comme yow ñoom liggéeyi wuñ de tëdd seen kër gi nelaw di taxawaalu. mooy li nga doon wax keroog rek nanguwuñ amuñu jom sax laay wax. nanguwuñ liggéey nanguwuñ def dara di taxawaalu
bu ngoon jotee ñu lijjanti am grand al romb ñu ñaan ko benn 200 ah grand daaw de romb ñu ñaan ko benn 300 takkale muy nekk téeméer ñu am ñaari toppet ñaari mooy kaasu ataaya 8 yi xam nga kaasu ataaya 8 yi si la ñuy def affaire bi dëgg la mais boo ko naanee day mel ni naan nga bari góo maanaam bu naaj bi tàngee sax da ngay màndi te tamit il faut gouvernement bi tamit jóg si loolu wut ñi am problème mu alcoolisme parce que am na benn élément bu ñu diffusé woon semaine passée mais kooku dafa bëgg vraiment ñu génne ko si parce que sonn na quoi yàq na addunaam yàq na ay organes vitaux dafa doyoon waar daal léegi man tamit je sais pas gouvernement bi war na gën a ubbi ay centre de désintoxication pour jeunes yi si wàllum drogue alcoolisme ak problème psychologique yi parce que booy nga xam ni dañu am problème dund nekkin ak nit ñi ak askan bi dafa bëri trop te loolu vraiment prise de conscience boobu ñu bëgg xale yi am ko il faut nécessairement mu jaar par formation ñu jàngal leen mooy civisme lan mooy citoyenneté lan naka nañu war a doxalee naka nañu war a comporter en société lan nañu war a laal lan nañu warul laal soo laalee lii mooy conséquence bi soo duggee ci domaine bu baax bi mooy maanaam jàng wut métier mën a am liggéey sa xel dal nga mën a dimbale sa waajur ak yooyu yëpp il faut que ñu jàngal leen ko à travers une communication bi nga xam ne je pense que gouvernement bi il faut que mu jóg ci bu baax a baax mais il faut mu jóg ci bu baax a baax mais xam nga aussi Al da nga gis ne dans le pays yi nga xam ne dafay am service militaire obligatoire soo seetloo benn affaire civisme daf fay dox gars yi dañ lay mere waaw non d'accord naa nañ ma mere d'accord naa mais xam nga boo seetloo affaire boobu noonu sax dañ lay yar gouvernement bi gis nga boo demee kii par exemple Bango dañ lay yar maanaam xamal la lan mooy les bonnes manières xamal la ne nit nii la war a comporter parce que xam nga léegi lan mooy problème bi temps avant école lañ ko def moi je me rappelle à l'époque bi ñu nekkee xale dañ doon def IC institution civique oui waaw mais presque léegi nee nañ dañ ko remplacer xaw ma par vivre ensemble et tout mais je remarquais que da ngay gis suñ doom yi boo leen indilee vivre ensemble dinañ jàng leçon bi mais duñ ko appliquer xaw ma na xam nga li moo tax ñu war ko mottali ñun justement dañ koy jàng mais duñ ko mottali léegi bu maître bi buggee yar sa doom dóor ko ci classe bi nga ne non buñ ko dóor déjà yaa ngi may xale ak ay façon dóoram nag oui ak ay façon dóoram d'accord je veux dire que qui aime bien châtie bien on corrige voilà non waxuñu gaañ dóor corriger mais nag dafa ñoo xam ne dañu gaañ dóor waaw mais ñooñu dóor gaañ yooyu moom non parce que école xale suñ ko fa yóbboo pour mu jàng la mën nga ko corriger bu nànk rek noonu comme papa ma gën koy fekk kër ga mais nag am na ñoo xam ni dañu jël malin plaisir singali benn xale rek non loolu c'est pas normal loolu xel mënu ko nangu donc il faut ñu xoolaat loolu ñu xoolaat comme li nga wax état bi mu xool yéen ñoo parce que def naa am na fay ay kii yu ñu def pour désintoxication ak yooyu donc je crois bëriwul il faut ñu ko suivre de chaque région voilà peut-être waaw d'accord mais boo xoolee comme li ma lay faral di wax rek il faudra xale yi ñu delloo soit seen xel xam ne sàngara moom li gars yi di wax gis nga yàlla du faux lépp lu mu ne bàyyi rek c'est parce que am na ay conséquences yoo xam ne da nga koy gis léegi bu ñu nee sàngara baaxul bàyyi Khadija na nga def donc loolu aussi na nga ko bàyyi dëgg la dañu leen ne sàngara bu ko bàyyi seetlul benn affaire al lépp lu yàlla ne buñ ko laal seetloo ne boo ko laalee da ngay gis ay effets yu garaaw lay def donc kon nit ki sàngara comme li nga wax day yàq say organe da lay indil mandité goo xam ne doo xam nan nga koy liggéeyante mais également dafay nekk loo xam ne daf lay indil ay difficultés yoo xam ne boo xoolee yow même sa propre famille sax doo mën a jubóog ñoom tamit dëgg donc doo nekk ci société bi buñ la jàppee tëjal rey nit nag moom mooy ndeyi ñaawteef mooy ndeyi ñaawteef te boo xoolee lan moo ko indi naan sàngara nañu arrêté di wax nañ def sumol baaxul sumol baaxul xam nga lay sumol xam naa ko sumal baaxul sumal da ngay gis benn chef de gang ñëw sumal tux wala mu naan ànd ak booy et puis booy bu ñu leen jàppee lan la ñuy wax sama benn grand moo may mën naan benn kaas. c'est vrai parce que ñoom amuñu âge légal pour dem fenn ñu jaay leen sàngara affaire bi loolu la. léegi nag clando yi nag ñoom doy na waar léegi clando yi nu muy demee en tout cas ñu ngi xaar auditeurs yi. voilà 88 628 99 90 ngeen woote ñu may leen ñaar fukki junni. yéen a ngi déglu li xew tey 9h59 moo jot fii si suñu studio mën ngeen participer si 88 628 99 90 ñuy waxtaanee wàllum sàngara Jakarta te njiitu réew mi génn si dogal bu am solo mooy interdire ko purement et simplement voilà ñu déglu tuuti musique dellu si.
allo salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum sëñ bi na nga def waay. waaw maa ngi fi waay. tur bi sant bi ak fi ngay wootee. Balla Beye numéro 1 Pikine. Balla Beye numéro 1 na nga def. mais man yi. oui. état bi di jël ay mesures ca Jakarta bi. parce que sickness bi booy def ni arrangé wu ne ngi yàq booy yi de. booy yi buñ ko ñàkkee. waaw. dañuy sikte. dañuy sig. moo tax ñu naan dañuy foog ñu ubbi ay centre de désintoxication parce que tamit xam nga mënuñu jàppale xale yi ñuy màndi di. mani de deux. xam nga la police la gendarmerie. ils sont là en cas de délit agression crime. mais population bi fu ñu jàppale leen. dëgg la. Balla Beye grand lutteur. bëggoon naa ko laaj. waaw maanaam yan. lan la ñuy proposer lan lay proposer jeunes yi. pour ñu génn situation boobu mu mel ni am na keneen ku nekk ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. voilà donc 10 heures jot na si studio principal u King FM ñu dellu si waat ak musique en attendant auditeurs yi di woote waat. allo bonjour. bonjour. sëñ bi na nga def. waaw jàmm rek. fan ngay wootee tur bi ak sant bi. Ousmane Diallo depuis Parcelles. Ousmane Diallo lan mooy sa avis si kii bi si thème tey bi Jakarta bi ak mandité xale yi. bon. Ousmane yow dafa mel ni yow ñaar fukki junne yi moo la soxal de allo Ousmane dafa mel ni dem na de waaw xam nga nag. voilà léegi ñu ngi jot nag suñu correspondant international mais doom nday foo ne. mais Seydina. oui. maa ngi ziar. mais daloon na nga ziar baax la. ça va bien Lamine na nga def. Seydina maa ngi lay ziar yaag al. mais ñu ngi lay ziar delloo ziar bu wër. mais Lamine maa noppaliku nga rek. mais al dafa am benn question bu ma lay posé ba pare. waaw posé ma ko waaw. mais Seydina. oui. man ak al dafa am lu ñuy faral di waxtaane. muy lan. sama doomu ndey. Col crazy. Col ñàpp. Col ñàpp. sama doomu ndey xoole defaat ko waxaat ko ma xool. sama doomu ndey. Col ñàpp. Col crazy. Col ñàpp. Col crazy Col ñàpp. na nga def mon frère nama naa la. ñàpp de moom mooy dëggal kët. lay du bouger mais tam Seydina ñàpp il faut nga nekk mag pour xam lan mooy. ñàpp loolu lu leer nga wax lu leer nga wax. comment vas-tu. ça va alhamdulilah sant suñu borom. mbaa yéen a ngi ci jàmm. na nga fanaanoo maa sonnoo trop rek. nag non si sonn naa nag. pour waxante dëgg. waaw vraiment weekend bu riche. waaye nag xam nga wolof Njaay mooy wax ne. ñàkk jariñu. dëgg la. coono du réer boroomam. lu mu néew coono du. du réer du nax boromam. ku liggéey di nga jëriñu. dëgg la. lii rek dafa nekk ci thème bi. ndeysaan. maanaam di sonn guddi bëccëg suba ak ngoon. loolu moo gën bëgg lu yomb ba sombrewu ci sàngara. dëgg la. wala nga sombrewu ci leneen loo xamante ni ëllëg ak si biir ku la ca fekk yàpp la. dëgg la. dama lay jox benn exemple bu ndaw. yéen a ngi dégg fan yi yëpp nii am na benn. ñaari couple yu rey seen doom. Yéen a ngi koy déggu leen ko. déedéet. ma jox leen information bi. kooku information musiba naaru laay. et puis Cambérène 2 la xewee. léegi lan la doom ji def ba mu jaral waajur yi ñu faat ko ci xale bu am 10 ans. te doom nu mu mel si xol ak doom nu mu mel si xol. bokk la ki waajur bi doon ay barre de fer. merci waaw moom la. moom la am naa ci benn information boo xam ne sax King FM laa koy jox en exclusivité mais suba lay doon. est-ce que te suba tamit ñu nar a dalal kan Lamine Samba. waaw ñu nar a dalal Thierno Moule borom jinne yi. waaw.
Thierno Moule mi nga xamante ni nii nee na sàngara si ndekete yoo ñi koy naan ñëpp Seydina amuñu jàmm ndax jinne yi ñoo leen koy defloo. wax na dëgg. ndekete jinne dina naan loo nit sàngara ndekete jinne dina sàccloo nit ndekete jinne dina fenloo nit ndekete jinne dina faseloo nit jabaram ndekete jinne dina fexe ba dugg ci yow def la naka su dul noonu ñun nag du ñu jël Thierno Moule rek bàyyi ko noonu mu toog di wax dina am ay mesures d'accompagnement dina am ñoo xamante dinañ leen fa teg am na wala amul daani seeti psychologue ndax thème bii ñu nar a aborder nii Seydina mooy thème boo xamante ni nii fii ba Bufta Bawol du jeex bu am solo la yooyu ngeen di dégg nag samay picca moo ma jaaxal loolu laa la bëggoon laaj ay péris la samay picca kicc yooyu noonu laa la bëggoon laaj ba xam la xam nga man yàlla dafa ma nattoo du ma yar xaj ok du ma yar lu araam mais lépp loo xamante ni nii l'islam dagalal na ko dama koy yar macha allah maa ngi am ay picc sama kër maa ngi am ay pitax am naa ay ganaar am naa ay xar loolu dinañ ci dikk après beneen affaire loolu yëpp mooy ñàkk bëgg lu yomb rek ndax fi ma nekk groupe Futurs Médias wax dëgg yàlla pour waxante dëgg contrat à durée indéterminée laa fa am macha allah ma neexoon ma yem ca waaye da ngay jinax day bari pax léegi nag suñu thème bi ñu nekk Seydina Al Ndiaye waaw ngir yàlla ak yeneen ci bi mesure d'accompagnement na am ndax nguur bu jëlee ndogal dak ya ak ña ca topp ak ña ca toppaat dañuy def mesure d'accompagnement loolu mooy benn ca kaw la décret bi jóge ñu ne bépp jaaykaayu sàngara buy jaay loolu Jakarta nañ ko tëj ngalawaay ñi nga xamante ni ñoo moom loolu ñoo sasoo loolu xam nga ñun tey nañ waxante dëgg dañuy joxante exemple fi ñun Pape Cheikh Diallo la Youssou Ndour wóolu ak Birane Ndour dénk ko King FM mais est-ce que Pape day taxaw naan kii def na lii kee deful lee kee def na lee kee deful lee kee deful kilifa du gérer détail ku nekk da nga doxal ku nekk da nga doxal ak lañ la dénk nga doxal ko yaa ngi gis Daouda ak Cheikh bàyyiwuñu dara ñu ngi ci technique bi di ko rafetal di seet loo xamante ni moom lay war a def ñu dénk cadre boobu ngalawaay buñ ci sàggan ndax xale yaa ngi jeex ngalawaay nañ ci béy seen waar ndax xale yaa ngi jeex ngalawaay man bërki démb dama Al Ndiaye maa ngi lay nettali lu doy waar billaahi maa ngi koy wàcc alxuraan li may wax dëgg la rawal damaa yóbbu sama oto station comme nekk oto bi dafa demoon station dafa demoon Ndar bàyyil ma yóbbu ko ñu vidéel ma ko may dox ci yoon bi ay nit interpellé ma ay Lamine Samba ay yàlla na leen yàlla fay waaye King FM ay yàlla na leen yàlla fay ay yéen gis ngeen bi ngeen ci waxee ci leen njiitu réew mi jël ndogal ay yéen yàlla na leen yàlla fay di ma joxoñ ne ma xoolal baar bi mais Al Seydina ma doxaat 5 mètres am benn boy bi ma interview gars Lamine ça va na da waay yaa gars dama may foofu 100 francs déggal ma loolu waay tey yàlla ma ne xool ma ne ko sama xel aw ma ko parce que bëgg na ma jox ko 100 francs mu dem jëndee ko Jakarta dëgg la ci maanaam ci diggal bi ma dox noonu 500 mètres diggante station bi ak sama kër papa parcelle unité 3 3 personnes interpellé nañ ma may ma 100 francs mais man loolu intéressé wu ma xam nga lan moo ma intéressé ñi nga xamante ni nii tey ñoo ngi ñuy wax ni waa King FM jaaraamaa yéen waaw macha allah ndax bu dul woon yéen dëkk bi lakk dëgg la léegi nag ma leen di leen ñaan yow Seydina lan nga amati loo prouvé ci presse amatoo ko dara Al Ndiaye vice versa man vice versa dañ ci nekkal askan wi ngal la bu ñu dellu ginnaaw mukk incha allah bu ñu kenn wax ba ñu dellu ginnaaw amiin bu ñu kenn wax ba ñu dellu ginnaaw bu ñu kenn tiital ba ñu dellu ginnaaw nañ leen wéeru ci yàlla xeex li fi nekk wali laa jil karim nga la ñun tamit bu kenn fexe ba jar ñu jox ñu xaalis wala tiital ñu ba ñu bàyyi li ñuy def mukk si àdduna askan bi lañ fi nekkal boo nekkee ci ab rajo wala nga nekk ci groupe bu toll ni groupe Futurs Médias adduna yëpp di la déglu nga nekk King FM adduna yëpp di la déglu ngay wax autorités yi di jël mesure tu n'as plus droit à l'erreur dañ ko topp ba à la fin gis nga thème bii nañ ko topp ñuy tëj baar yi benn par benn ñu dem di ko xool di ko photo di ko filmer di indi di ko wane benn di filmer di wane di ci wax thème bi duñ ko arrêté non mukk
question de santé publique moom la ñu naan waxee question de santé publique la. ma ne li ma wax dama koy waxaat am na benn booy boo xamante ni du ma wax fi mu dëkk. keroog ba mu deewee ci suufu taabalu marché golf yi la deewee. maa ko xam. bul wax tur. du ma ko wax. gis nga man sama jëmi bopp Seydina maa jënd ceeb ba maa jënd diwlin ja maa jënd lépp luñ def ca dëj ba. macha allah yal na la yàlla fay. mais léegi nag dama lay laaj. ndax kooku dee noonu dañu ciy dénombré waat ñeneen ak ñeneen ak ñoo bañ. ñoo bañ ñoo lànk ñoo lang-langal. suñu baat na ñoo am duñu daw duñu dellu ginnaaw autorité yi. ñun kenn ku ci nekk ci ñun su mënoon a yuuxu sax dañuy wax wëyaa yooy arrêté nous les Jakarta. wallu dëgg la ngir yàlla ak yonent bi ku ko gis na ko dénoncé képp koo xamante ne yaa ngi gis sa doom di la daw sa njaboot di la daw boo ko woowee mu lay daw wala muy xool fële bët yi di xonq jàppal maa nga jël dëgg la day sima kaali maa muy Jakarta nañ leen surveiller njaboot yi nañ leen waxtaan ak njaboot gi bu ñu daw njaboot gi mukk danañ ko ñeme wax leen dëgg nañ ñeme njaboot yi bu ñu ragal suñu njaboot man de saa yu ma ñëwee sama biir doom yi laay ñuuxu man moo neex nekk seen copain sama biir doom yi laay ñuuxu seen biir fi may wax ak yow nii seen yaay mi ngi may déglu xam na ni tey nit ñemetu wax ci rajo di fen seen biir laay ñuuxu ana diw xam nga bërki démb lu ma benn waay wax allo waaw ñu lay dégg yow la ñu dégg la démb lu ma benn baay wax mu ne Futurs Médias ni muy yaree c'est pas possible ma ne mu ne da ngay jékki-jékki rek dégg 8 heures jot na ndax xam ngeen fu seen doom yi nekk Youssou Ndour a wax lool ci journal bi avant journal bi avant journal 20 heures avant journal bi kon avant 20 heures kenn ku ci nekk mais al gis nga boo génnee ci diine heure julli jot 2 heures nga ne xale yi kaay leen julli 5 heures kaay leen julli dem leen jàngi timis jot na kaay leen tëddi njaboot bu ko ragal a wax sa doom dina sombre tamit dëgg nañ leen waxante dëgg bu ñu raayante discipline rek man de personnellement laa wax te xam naa ni maag yéen ñëpp a ci ànd li ma indi King FM mooy lépp loo xamante ni nii lu ñaaw la lu am ci réew mi ma dénoncé ko lu ma ca góobee gar ko ma ne yow te xam naa ne am naa ay àndandoo yu wóor a wóor a dëgg këj waaw ñoo xam ne duñu ragal duñu daw duñu daay mukk à 200% ñu ngi ak yow léegi nag autorités yi la ñuy waxal man am na benn autorité bu ma seet ci maa ko seet ci personnellement c'est un ministre d'État waxtaan ak moom ci loolu ñeneen ak ñeneen ñu waxtaan ak ñoom ci loolu léegi nag ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy jaay Jakarta boobu mais al pourquoi pas aller les rencontrer bàyyi leen bi dëgg la bàyyi leen bi bu leen jaay bi jaay leen qualité bi bàyyi leen bi ku nekk am nga droit jënd li la neex waaye bu leen jaay loo xam ne day lor askan wi waaw buy lor askan wi bàyyi leen ko mais nañ leen ñeme dem waxtaan ak ñoom ñeme bénéfice rek bëgg bénéfice bu yomb non mënul nekk mais al da ngay gis benn booy bu taxaw romb la xoolal nuyu la salaamaaleykum gannaaw na def waay gannaaw maa ngi lay bëggee waaye xoolal ci jàmm de dugg jënd mbuus bu ñaar fukk ci Jakarta génn naa dootul wax lamiñ ba et puis Lamine Jakarta mooy xeetu sàngara boo xam ne effet immédiat la effet buy romb sa put gi rek mandite gi c'est chimique chimie la chimique c'est chimique xam nga école Ndialka Njaañ du xam nga ko Lamine bu baax a baax daa am ku naan Jakarta di dox ñëw ba leru miir bi ba fa la tëdd ba dee fa allahu akbar affaire bu yéeme te xoolal ak kooku ma lay wax noonu moo du ma wax bàyyi na mais xam na sama doom la ay waay ji sama xarit la ndeysaan sama rakk la ndeysaan sama place bee ma yor ne moo ma doon këppali mbalit ndeysaan moo doon waxtaan ak man dafa doon gis ne waa grand ma ne ko naa mu ne ma gën a yàgg gën a wér wax na dëgg sa yaay baax sa baay baax ñu jur la ci farata yàlla ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàggat la jàng loola nga bañ liggéey loola nga bañ ñu nar a sombre wu noonu mais nañ ko bañ absolument nañ leen ko comme ni nga ko waxee sànq daal mesure d'accompagnement il faut que état bi du génne benn décret rek nañ ko appliquer dans sa stricte rigueur coup de pook yoon ñu topp la tëj la sax s'il le faut parce que bakkanu askan bi jaral nañu ko ñun ñuy waa King FM rawatina li xew tey voilà affaire bi loolu la mais tamit mënuma leen bañ a wax ci sama domaine bismillah démb ñu xaarandi suba insha allah rabbi ki nga xam ne mooy Thierno Moule dëgg la suñu invité boobu mais mënuma leen bañ a wax ci sama mais domaine Lamine sa yëre démb bi rafet na mais kaay ma yëgal la ñaar xaw ma foo ko jëlee li ko dàq laa lay wax déedéet gañ voilà xam nga li ko dàq mooy lan FM bi nga xam ne assuré na direct bi
waaw bàyyi journalu 19h30 am décalé journalu 20h am ndax askan wi macha allah te le journal est sacré les faits sont sacrés les commentaires sont libres askan wi di toog di xaar journal bu toll ni journalu 20h waa groupe Futurs Médias njiit yi commencé ko ci Birane Ndour commencé ko ci Ndiaga Ndour commencé ko ci Bouba Ndour commencé ko ci kilifa yëpp daal ne comme Garga Mbossé ak Moussa Ndoye c'est un très grand combat non dañuy décaler suñu journal kon félicitations au groupe Futurs Médias et aux responsables pour wane ni sénégalais li ñu bëgg groupe Futurs Médias ñu ngi ciy taxaw mais nag ndam gëjoon na Parcelles Garga Mbossé indi na ko fi macha allah ndam gëjoon na Parcelles dëgg la daan bu leer nañ sax waaw indi na ko fi daf ko maa ngi doon wax sax ne non ngeen baal ma nag quoi bii dama koy xaw a denc quoi waaw dama ne Garga daf ma ne non Lamine léegi li ma bëggoon mooy moo woote King FM lundi ma ne ko non bàyyi ba mardi ba mu fekk ma waaw mais Lamine bul def loolu yow tamit benn la xoolal wuy ma déglu ma bàyyi ñoom primeur bi nag déglu ma bàyyi ñoom primeur bi nag Lamine waaw benn la amul benn problème non mais Lamine non mais àll li muy wax kon crédit ñàpp maa ngi koy soog a gëm ma ni la ñàpp laa wax waaw tey naa yow xam nga yow sama rakk nga waaw dëgg la yow xam nga yow sama xarit nga dëgg la waaye wolof Njaay nee na séddale ca kuddu yu njëkk ya dëgg la loolu dara nekku ci de sama bopp moo la gënal du bañ naa la de aayul sama bopp moo la awa péris yi noppi leen ngir yàlla ak yonent bi non mais nag sa picc yooyu mënu ñoo noppi nag picc su noppee du baax xam nga kii jox nit mu lekk waaw su déggee baatam da koy wane ne yaa ngi fi waaw dëgg la de loolu moo la dal sa diggante yaak péris yooyu instant yi rek seen yaay sama soxna waaw moo leen nekk di toppatoo nii ma ngoog nag dañoo kontaan et puis dama leen di wax ne dee leen yar mala baax na ok mais bu leen yar golo bu leen yar xaj bu leen yari muus ñun ay jullit lañ li l'islam santaane daal nañuy yar ay laadum ak ay picc yu rafet yi ak ay affaire yooyu macha allah dëgg xam nga prix benn 15000 lay jar ah oui oui prix bi loolu wax 13000 15000 waaw waay ah oui du ay caaxaan de dëgg la léegi nag à demain ak Thierno Moule waaw mais à demain ak King FM mais Lamine waaw léegi anti jinne moom nu ñuy fagaroog moom bu ñuy ñëw suba waaye déedéet xola anti jinne amal ñàpp rek xola dénk dénk sa bopp yàlla comme Lamine xam nga mais kaay ma yëgal la Lamine ma ne c'est que Lamine daf ñuy nax dafa bëri ay pexe man daal bu subaa li ma leer ba leer mooy damay bàyyi Seydina Al Ndiaye non Lamine suba xola suba dama am 10 heures dama am rendez-vous ak sama docteur waaye man mii dama am rendez-vous ak sama docteur mais loolu mënul nekk de Lamine comme yaa ko engagé yow ak Al man moom témoin laa ndax bi ngeen koy non damay daw moom Seydina da ngay daw non man damay daw Seydina ajjuma lay ñëwaat waaw je te mets en mal avec la population waaye déet waaye Lamine suba yaay sama invité d'honneur Lamine yaay sama invité d'honneur dinañu jinne en direct léegi nag li leer ba leer mooy Cheikh ak Daouda tamit Cheikh Faye ak Daouda versa ñoom suñu invité d'honneur lañu ñoom it dañuy ñëw ñëwee Thierno Moule ci ñoom foofu lay toog sax ñoom foofu lay toog ci Daouda nee na déedéet Daouda bañ na de Mbaar Ndiaye Daouda bañ na de gaan ñoom Thioro Mbaar Ndiaye ak ñoom Kati waaw ñoo koy jot café mu naan mu waxtaan ak ñoom match bi fii de dina xomb boon non bu subaa nga gis dëgg man de mais dama lay wax mooy internet bi léegi nga def Thierno Moule nga xool dëgg la si on le connaît xam nañ ko bu non baax mais attends macha allah nous avons un très grand invité demain yàlla may na ko incha allah rabbi ñu joxante léegi madame teg na ndékki bi ma xool mbir maa ngi nii Lamine li ngay def dara rafetu si mburu maa ngi nii waaw Lamine au revoir waaw d'accord ba suba incha allah yaa ngi nii Lamine xanaa da nga fàtte man ak yow xola boobu ñàpp allo ok ma ne allez ok jërëjëf mon frère merci allo waaw salaamaaleykum sëñ bi da nga def waay Balla Beye 1 Balla Beye 1 dellu si waat nga da nga def waay waaw Balla waaw ma ne gis nga Jakarta bi mu ngi def destruction ci xale yi te gis nga population bi allo waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax Balla yow rek la ñuy dégg population bi ñoo war a ànd ak encore les autorités encore gis nga le renseignement est la base de toute opération dëgg la sans renseignement rien n'est utile moo tax implication peuple bi am solo voilà de deux xam nga déjà non assistance à une personne est en danger c'est un délit la
waaw mais jeunesse bi léegi nag lu ñu wax ñooy seen ñuy seetaan loolu. le pourquoi léegi état bi seetaan loolu jeunesse bi ah. te gis nga monsieur xam naa ci lenn de gis nga Jakarta bi. mi ngi alak boo yu bari. Lamine mi ngi en ligne ah Lamine Samba mi ngi ñëw déglu tamit mi ngi en ligne là. waaw ñu ngi lay déglu waaw. waaw mais sama ndijaay bi ngi yàq affaire yu bari boo yaa ngi dee comme ay weñ. te gis nga état donné que Macky Sall encore dafa réorganiser encore un nouveau gouvernement. le ministre de l'intérieur ak le ministre de l'éducation war nañu jóg ay mesures. parce que le succès d'un gouvernement quelle que soit sa potentialité ça doit se reposer sur la valeur et la détermination des hommes qui les servent. Des hommes qui savent le mieux et qui font le mieux surtout. mais Lion. gaynde nañ jàpp waay gars yi. dinañ ci jàpp bu baax a baax a baax. dëkk ba nga yàqu waay. ñëpp a ngi si jàpp. waa Balla waa xaar ñu bàyyi la ak Lamine Samba xam nga sa waay la sa jalbaat. ok maa ngi ko déglu waay. aca Lamine. waaw mais ndijaay. allo. mon oncle. allo. mais kooku al. waaw wuyu ma. kooku mooy l'intellectuel des lutteurs. voilà mi ngi lay dégg waaw ça se voit ça se voit. oui allo. allo Ndiaye. allo mon oncle kooku Al Ndiaye kooku c'est l'intellectuel des lutteurs. absolument. moo ëpp expérience ci mbër yi. dëgg la. bokk na ci mbër yi nga xamante ni dañ leen di bàyyi xel. wala dañ leen doon bàyyi xel ci cadre làmb. allo. waa Balla ñu ngi lay dégg. dafa mel ni déggante wuñu ñoom ñaar. déggante wuñu ah. waaw déggante leen waaw mais gardez ligne bi quand même. mun na la cee wax sama crédit mi ngi demante te dafay naan lu bari de. waaw mais c'est pour la bonne cause pour askan wi la da ngay yee sa doom yi sa sët yi ak say jarbaat ak say frères loolu dafa am solo. waaye Lamine yaa ngi koy dégg Lamine poser sa question bokk. non dégguma ko te bëggoon naa dégg ko trop nag. mais yoroo la rajo sa wet comme ça ñu essayé xool naka la ñu mën a defee benn voilà. ma taal sama oto ñëw foofu léegi. parce que yéen li ngeen am nii xamu leen ko sax. allo Balla. Bey numéro 1. xamu leen ko sax yéen li ngeen am xamu leen ko. ndeysaan. si xam nañ ko kañ. ndeysaan. xam leen ko de. allo Balla. Balla Bey qui prend son téléphone woote fii King FM c'est parce que li xew tey am na solo trop respecté na Lamine Samba respecté na Al respecté na Seydina respecté na ñëpp te vraiment dafa doon yëngu si wàllum làmb vraiment merci beaucoup pour contribution bi Balla Bey numéro 1 Lamine Samba mi ngi en ligne wala non pas encore Lamine allo Lamine waaw def naa dem na de 10h22 mun ngeen woote si 88 628 99 90 muy numéro bi nga xam ne da ngeen mën a jokkoo ak ñun fii si studio principal u King FM ñu waxtaan si thème bi tey mooy mbirum Jakarta bi ak alcoolisme bi allo. oui bonjour. Bonjour vous allez bien. na nga def fan ngay woote ak tur bi ak sant bi. c'est Ousmane Dia. Ousmane Dia ma bàyyi la ak moom. Ousmane da nga yor foofu rajo. waay. waa xaw ko wàññi tuuti rek. wàññi naa ko bu baax. voilà donc dégg nga thème bi. waaye thème bi dégg naa ko bu baax. doy na waar looñ ci mën a wax lu ci sa xalaat. bon instant bi jeunesse moom dafa xaw a lii quoi. allo. ñu ngi lay dégg bu baax Ousmane yow rek la ñuy dégg nii. waaw instant dama téye sama jeunesse quoi parce que moi aussi je suis un jeune. et ça veut dire que ni instant bi côté tux bi moom dafa bëri trop si xale yi quoi. muy tux yamba bi. waaw yamba bi dafa xaw a yomb de trop. ay laxas 500 laxas 1000 francs. yéen ma gën a xam quoi. wala day yàq jeunesse bi. dëgg la. ñu commencé si loolu après ñu si côté Jakarta bi ñu wax aussi. yombal ko xale boo tuuxee ba pare naan moom instant ma perte nga sa connaissance quoi. perte nga sa réseau. oui. su fekkee ni da ngeen nekk bitim réew mun ngeen woote si 33 841 22 90 33 841 22 90. allo Ousmane. voilà allo. Ousmane. waaw mu mel ni Ousmane rëcc na donc comme ni nga ko waxee parce que tamit xam nga King FM dañ ne c'est une radio digitale. donc kon ñu ngi un peu partout dans le monde. fépp àdduna wërngal këpp donc ñi nekk bitim réew aussi bokk nañ ci. nañ woote ci 33 841 22 90 ñi nekk fii ci 88
628 99 90. mu mel ni serveur baa ngi. baa ngi te gars yi pour bëgg a dugg ah. allo waaw téléphone baa ngi sonné woote leen 88 628 99 90 wala 33 su fekkee ne ngeen nekk bitim réew. 33 841 22 90 allo kookan la sëñ bi na nga def waay. Ousmane Diallo oui na nga def. di woote Parcelles Assainies. na nga def ça va bien. soxla woon naa weccet bi de. ñaar fukki junni. waaw. waaw kan mooy sa turu chef de quartier kan naka la tudd sa chef de quartier naka la tudd. chef de quartier bon la am lii ma ko bu baax de. mais Ousmane yow tam nooy dëkkee ci quartier doo xam chef de quartier bi nag. loolu waroon na tax sax ñu may la ñaar fukki junni waaye nag il faut nga may information si gox bi nga dëkk. chef de quartier beeg. waaw responsable jeune yeeg parce que tamit soo xam nga chef de quartier bi su fekkee da nga soxla par exemple am extrait wala yooyu xam nga si moom ngay dem ma jox la certificat de résidence. allo de domicile allo. waaw dafa mel ni allo Ousmane dem na de. waaye mu mel ni kooku dagg na. Ousmane dem na de. woote leen 88 628. ñu jël keneen ki salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi na ngeen def. ñu ngi lay ziar bu wër. na nga def waay. maa ngi tudd Abdoulaye Soumaré di woote Diamniadio. ok lan mooy sa xalaat si thème bi. waaw man de vraiment maa ngi leen di remercier ndax thème bi lu am solo la ndax man jeune la sénégalais nekk ci Diamniadio bi daan sama doole nekk terrasse bi mais je vois que parents yi seen wàllu bopp man dama jàpp ne éducation de base bi moom moo am problème. waaw day ñëwaat tout le temps de éducation. éducation de base bi moom moo am problème mooy xale yi alquran dafa war a jiitu ci dëndëm gis nga alquran bu jiitoo sa dënd daray àdduna mu ne laa ko pour man na parents yi jël seeni responsabilité yu xool seeni doom comme Lamine Samba ni ñu ko doon waxee sa doom da nga koy contrôler da nga koy surveiller xam ci lu muy dugg ñu muy àndal la muy def lan ak lan la mais tey ci suñu jamono da ngay gis parent bu naa la non aw ma jot dëkk bi dafa metti mënuma jore dépense bi dafa metti ak xale yi genre man loolu dama koy condamner loolu c'est faux man nanguma loolu donc boo ko juree da nga koy teg fi ñu ko war a teg nga alquran jiitu ci dëndam ba kenn mënu koo fëkk leneen li ñuy wax nag mooy wàllu jinne bi loolu am na d'accord am na mais loolu peut-être que man damay jàpp lu dab la quoi doomu aadama la lu koy dab la ci àddunaam loolu ça n'a rien à voir mendicité bi tey dafa yomb te le président de la république ñu ngi koy féliciter parce que décret bu mu jël nii c'est très important ndax jeunesse du Sénégal tey vraiment mu ngi dem ci loo xamante ni kenn xamul lan la il faut que ñu retourner waat à nos ressources ñu retourner waat ci suñuy valeur yu maam xoolaat ñun fan la ñuy teg suñuy tànk ñu am ay royukaay nit day am royukaay day am ci ku muy roy ba dëgg la di te am fu muy roy allo roy bi comme li mu ko waxee rek nee na nañu fexe ba suñuy doom yi alxuraan nekk si seen dënn dineen tax ñu am ñu ràññee bañ lu bëre bañ a dugg si lu bëre loo xam ni maanaam dina leen indi loraange et puis ñu delluwaat ci suñuy valeur ñu delluwaat ci li nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi xam nga man moo tax Cambérène bi ma dëkk vraiment ma naw leen xale yi dem baatu laa ilaaha illallah waaye dëkk bu sell la moo nekk ci seen biir xol donc du coup boo xoolee am na yu bëri yoo xam ne vraiment mi ngi am ci dëkk bi muccagum nañ donc malheureusement waxtu wi mi ngi ñuy dab àll donc vraiment mais bu ñu xoolee tuuti dafa nekk loo xam ne phénomène bu doy waar la boo xam ne bu ci gars yi jógul nii mais àll bu ñu continuer tuuti dina graw bu ñu continuer tuuti rek dina nekk loo xam ne dina dem vraiment ba kii ñu def naa allo waaw sëñ bi na nga def Balla Beye maa ñëwaat Balla Beye na nga def parce que déggantewuloon yow ak kii Lamine Samba mais nekkuma en village maa ngi fii ci àll bi moo tax. d'accord dëgg la da nga am problème réseau foofu. waaye léegi doo ci sama numéro après nga woo ma c'est mieux. d'accord ok dina la woo incha allah. Daouda na ko jël ci suuf ah. te def na témoignage bu mag si yow bu baax si yow bu rafet si yow. waaw merci beaucoup Balla Beye numéro 1 bi doon woote. jël sama numéro nga woo ma. waaw d'accord dinañ la woo incha allah. ok Daouda waaw Daouda dina ko jël si studio bi 10h29 jot na ñu tàggoo. Seydina oui man moom dama dugg ci internet yi mu am sama benn xarit vraiment dama kontaan ci bi ma ko déggee mi ngi nekk fa li nga xam ne moom mooy Australie waaye il s'appelle Khadim Soxna
Khadim na nga def voilà Khadim Soxna mi ngi nekk fële ci Australie. donc vraiment bi ma gisee message am dama kontaan quoi. donc mu yàgg ñu di ñu suivre voilà di nuyu diaspora Sénégal bi yëpp bi nga xam ne vraiment ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax. sinon comme suba nag da ngeen di ànd ak jinne yi man maa ngi leen di jox dig daje incha allah après suba. vendredi waaw lundi kañ fekk jinne yu ndaw yi ñëpp dem. parce que non damay anti jinne. non grave. merci beaucoup Seydina jërëjëf mbokk yi li xew tey ngeen àndoon si exceptionnellement ak Lamine ak kii sax. Seydina Omar Al ak Lamine Samba au téléphone Balla Beye 1 ak ñëpp ñi participer si émission bi vraiment jërëjëf pour seen contribution